mbokk yi jërëjëf dalati leen jàmm ci suñu jotaay point corona ni ñu koy defee bés bu ne ñëw fii waxtaan ak yéen ci lu aju ci jàngoro ji ak njeexital lu mu am ci suñu dundin ñu koy wax nag wax dëgg fa yàlla tey xëy na am na loo xam ne lu ñu tiis la ndax bi waa kër docteur yëgloo ni Sénégal 200 nit ak fanweer ak juróom-ñaar doomu jàngoro ji jot na leen a dugg sant yàlla nag am na ci li mu 100 nit ak juróom yoo xam ne wér nañu ba dellu seen kër waaye bi waa kër docteur pare ci loolu ba feddaliwaat digle yi nga xam ne moom la ñuy faral di def nit ñi pour ñu bàyyi xel jàngoro ji moytu génn bi moytu saafonte bi moytu jaxasoo bi yàlla dafa def ñu amoon yitte bu ndaw biir ndakaaru dëkku taax wax dëgg fa yàlla xel teey na li ñu gis ci dëkk bi mel na ni nit ñi dunduñu li nga xam ne nii moom lañ leen di wax te pourtant ay fan ci ginnaaw rek xëy na nit ñi seen fit rëccoon na ñu commencé koo jëfee ba ñu tàmbali ci gis ay résultats mu mel ni ki nag relâchement xëy na am na ci nit ñi te loolu lu jara moytu la rawatina jamono joo xam ne waa kër docteur ñu ngi naan cas communautaire yi ñu ngi fi te loolu moo gën a doy jaaxle ndax cas communautaire boo ko déggee mooy loo fagandiku ka ngay dajal xamoo ndax mu ngeeg moom xamoo ndax bàyyee na la ko dem doxi yeneen i soxla waaye nañu yokk farlu bi ndax boo gisee li amoon biir ndakaaru tey ci dëkk bi ndax yitte rek yóbbuñu fa xëy na ñeneen itam yittee leen fa yóbbu mais boo gisee nit ñi ni ñu nekkee ci jaxasoo bi ci mbooloo ci daje benn place da nga naan waa mais ñii est-ce que jàngoro ji nga xam ne moo lëmbee àdduna ñu ngi koy dund dëggantaan am déet ba tax na ñu war a jàppale kilifa yi ci consignes yi ñu joxe ndax bu ñu ko deful duñu ci génn ndax jàngoro ji bàyyiwul kenn loolu jaratul ñu koy wax borom daraja yaa ngi tëdd ci ñi nga xam ne nii sax ñu ngi dund ba léegi ndax borom daraja yi nga xam ne jàngoro ji yóbbu na leen jarul ñuy lim muy Sénégal muy feneen am na donc nañ ko bàyyi xel vraiment baax na xëy na pexe yi ñu kilifa yi lalal ba fi mu toll nii mu ngi joxe ay résultats ndax Sénégal nag am na lu mu mën a ndamoo am na réew yu mu bokkandool doomu jàngoro ji dugg fa ci même waxtu que ñun waaye yàlla ñuy suturaal boo jëlee réew mu mel ni ki Amérique New York dañ koy wax fii tous les jours le 1er mars la fa doomu jàngoro ji dugg ñun le 2 mars la fi dugg ñoom ñu ngi ci ay junniy nit yu dee ñun 2 nit la yàlla def ñoo fi ñàkkagum seen bakkan jar naa sant yàlla mais nag bu ñu bàyyi suñu loxo nañ ci taxaw ngir yàlla te loolu message la boo xam ne dañu koy waxaat ñun ñoo mën a sauver suñu bopp te liy sauver nit ku ne mën na ko muy borom daraja bi di ki amul di ki nekk ci mbedd mi farlu la rek ñu gën cee sax ñu am mbégte di fi ñëw tey ndax dañuy jàngat jeexitalu jàngoro ji parce que mu ngi commencé di durer ci dëkk bi te nit ñi foog ñu dund foog ñu continuer activités yi di doxal dund nag ci baat bu gàtt wolof li ci jiitu mooy lekk ba suur bu sa xel dalee nga tal leneen ba tax ñuy jàngat njeexital lu mu am ci suñu dund nag boo ko waxee fii Sénégal jaxate yi ma ko gën a xam ndawal moo ci jiitu bu ci ndawal li jógee nag balaa ñu koy def sax sàq li nga xamante ni moom lañ koy booleel bu dul ceeb ji dugub ñooñu lañ fi dajal tey may mbégte di dalal ci sama càmmoñ Amadou Thiam directeur général adjoint SAED société d'aménagement et d'exploitation des terres du delta SAED nag dañu koy yàgg dégg tey xëy na danañu dellusiwaat ci solo si mu am Amadou Thiam dalal jàmm. jërëjëf Ablaye maa ngi lay remercier ci invitation bi nga ñu defal di nuyu aussi téléspectateur u TFM di nuyu borom kër gi di ko féliciter ci initiative yi ngeen jël di la féliciter yow aussi ci sa initiative bi di ngay def émission bi ngay def émission bu am solo la te yaakaar naa ni Sénégalais yu bari ñu ngi koy suivre balaa may wax ma wax ci li nga wax aussi lu am importance la fàttaliwaat nit ñi solos feebar bi taxawaay biñ ci war a am pour ñu gën koo taxawee liñ ci jotoon def ca début ba vraiment baax na ñu continuer ko di ci dolli aussi di encourager di féliciter personnel sanitaire bi
muy ministère de la santé ak ñi ko wër yëpp parce que gis nañ ne aussi am nañ ci taxawaay bu am solo donc sénégalais seen bopp ñoo leen war a jàppale pour que digle yi nga xam ni def nañ ko ñu topp ko waaw ci li nga wax nag SAED xëy na am na ñu bari ñu ko xam sax mais baax na ñu dellu si ci li nga xam ni moom lay liggéey parce que SAED ñu fàttali ni structure la boo xam ni mi ngi bokk ci ministère de l'agriculture mooy sunu tutelle. ñu nekk ci nord du côté zone fleuve Sénégal ak Falémé. ñuy yëngu lépp lu jëm ci wàllu mbayum irrigué donc defe naa ci olof sax dañ koy wax mbayum dër. donc ñu nekk ci zone boo xam ni. mbay moo xam ne daal ndox mi dañ koy lijjanti. ndox mi daal moom lañ koy wekkuñu ko ci nawet bi wekkuñu ko ci nawet bi. parce que foofu ñu nekk dafa nekk zone boo xam ni dafa am li ñuy wax potentiel bu am importance ñu koy waxee potentiel irrigable que ndox ma fa nekk dana mën a permettre ñu irriguer lu toll ci 240 000 hectares. donc loolu nekk na lu am solo boo ko xoolee ci biir Sénégal li nga xam ni moo fi nekk ci suuf soo xam ni mën nañ ko irriguer ak ci ressources yi nga xam ni moom la ñu am suñu xoolee presque mën nañu wax 75% yi wala 80% yi mi ngi nekk ci zone boobu. donc loolu nag nekk suñu mission maanaam ñun dañoo lënkale ak état par des lettres de mission ñu war a doxal lépp lu jëm ci wàllum suqali gox boobu mais aussi suqali ko mbay potentiel bi ba nga xam ne dinañ mën a contribuer ci lu am solo ci lu doxal réew mi ci wàllum mbay donc loolu mu nekk lu am solo. li fi sabab sa toogaay bu weesoo société wu état bi ni mu taxawee noonu. xool ndax li ngeen di liggéey. ndax doy na pour suur nit ñi. parce que njeexital bi loolu la bu ñu tolloon ci yeneen i jamono est-ce que li ñuy bayee ci réew mi. ci état bi taxaw fi ay kuréel pour ñu doxal ko ndax jàngoro ji mënu naa indi tolluwaayu diggante boo xam ne duñ mën a jëlee ji dara bitim réew ndax li ñuy defaree ci biir réew mi dana suur nit ñi am déet ak ci ban dayo dinañ ci ñëwaat léegi. sama ndeyjoor jàkkaarloo ak yow Ismaïla Sow. Ismaïla président conseil national de la maison des éleveurs du Sénégal bokk ci conseil économique social et environnemental. élevage nag bu ma ko waxee. xëy na solo bi ci teewaayu ndaje bi tey. ñu ngi dëgmal weeru koor. ku ne weeru koor ne korité li ngeen di liggéey dañu koy yittewoo waaye it tabaski bi jamono ji la ñu koy waajal. ngant am na ren ma bàyyi la nga nuyoo ba pare Ismaïla dalal jàmm. jërëjëf Abdoulaye Cissé maa ngi lay nuyu bu baax. di nuyu téléspectateur TFM di féliciter vraiment groupe Futurs Médias ci ni ngeen di taxawee ci événement yu mel nii di féliciter aussi ministre de la santé ak équipe am mais di féliciter aussi le président de la République ak gouvernement bi yëpp parce que aussi wax dëgg yàlla c'est fondamental bu problème yu mel ni amee ñu taxawee nii nga xam ne kenn ku ne fàtte na boppam. tey benn kaddu la ñuy waxee kon war nañu taxawu waayu sénégalais di nuyu sama naataanga ba ma sikkal plateau bi muy Amadou Thiam directeur général adjoint bu SAED di rafetlu aussi tamit vraiment nee nga doxalee invitation bi mooy fekk ba ñun ñëpp a ñu ñëw toog jàkkaarloog sénégalais yi mais aussi tamit ñu diagnostiquer suñu secteur. vraiment di leen ndokkeel di leen di am mbégte bu rëy vraiment mais di aussi tamit wax comme ni ko kii waxee que ne sénégalais yi nañu gën a góorgóorlu parce que wax nga ko sànq mag mooy yar boppam boo seetee li xew tey am na ñu mu tëral ñoo xam ne ñoo ñu ëpp moyen ëppañu sécurité. te teewul tëral na leen kon loolu rek boo ko nit seetee mu war a moytu boo moytuwul ngir sa bopp sax. nga moytu aussi tamit ngir yeneen doomu aadama yi. li tax ma kontaan ci jotaay bi Sénégal la tey dañu fay dalal ñoo xam ne vraiment du ñu waa Ndakaaru nekkuñu fi. ma leen di gërëm nag ci li ngeen bàyyi seen yitte xëyee fa ngeen xëyee. autorisation yi sax. jafe na waaye nag. bu télé bi bu mag bi wootee defe naa ni. kenn sañu ko gàntal. monsieur le directeur Amadou Thiam ndar nga bawoo fekk si ñu nu ñu dundee jàngoro ji foofu loo gis ci yoon bi lu dal sa xel lu dalul sa xel ak yóbbante ci jàngoro ci boppam balaa ñoo ñëw ci leneen ci li fi tax a toog.
waaw boobu damay déjà commencé déjà di wax ne ñun déjà bi jàngoro bi commencé ci fi may liggéey muy SAED suñu directeur général Bakary Sow moom ci boppam dafa jël initiative am jël ay mesures déjà boo xoolee tey SAED liggéey bi taxawul waaye mesures yi mu jël fexe nañu ba nga xam éviter nañu yenn regroupement yi mu am ay interdiction yoo xam ni daf ko def ci mi ngi ko wéer aussi ci tettel yi nga xam ne ñoo ngi ko jëlee ci ministère de la culture ak li nga xam ni gouvernement ak autorités yi nga xam ñoo 5 feebar bi def nañ ko ñu am ay tere yu bari yoo xam ne def nañ ko fa ñëpp ñi nga xamoon ne par exemple muy ay am dañ doon jël ay transport en commun daf leen wax toog leen seen kër bu ñu leen soxlaa dinañ leen jël si te liggéey bi soxla leen dinañ leen jël si ak oto mais ñi nga xam ne am nañu oto te mën a ñëw di xëy di liggéey si ñooñu ñëpp ñi ngi ñëw di liggéey si looloo tax liggéey bi taxawul te ñu ngi koy doxal nu mu waree am na ci aussi parce que vallée bi aussi dañ fay liggéey ak ay projets yu bari. ak y a beaucoup d'investissement yoo xamante nii yi ay études la yi ay travaux la donc ñi nga xam ne gës nañu xool ne dafay laaj regroupement seen liggéey aussi dañuy def nu ñu tuddee ay ordre de service de suspension xaarandi ba feebar bi wees bu ko defee ñoom ñu jëlaat liggéey bi donc daal fexe nañ daal ba am au niveau de suñu institut nu ñuy liggéeyee ay mesures yoo xam ni permettre nañu liggéey bi di fonctionner mais aussi ñu respecter li tettal yi nga xam ni joxe nañ ko ci biir dëkk bi aussi parce que am na comité bu fa nekk comme ni bu mu nekkee fenn diriger ko gouverneur diriger ko li nga xam ni nag wax nañ ko ñu ngi koy par exemple kii bi nga xam ne moom la ñu instauré mooy couvre-feu bi je pense bu ngeen xoolee ci presse bi sax dinañ wax ne Ndar moom vraiment ñu ngi koy respecter comme ni mu waree je pense que fu 8 heures jotee même avant 8 heures sax fu 17 heures jotee marché yeeg yëpp dañuy tëj donc yeneen nit ñi nekk ci diggante bi day am soxla ñuy dox mais 8 heures fu mu jotee couvre-feu bi dañ koy respecter donc comme ni mu waree donc daal ñi ngi koy jéem a respecter ci yoon bi aussi gis naa ne comme ni ñu waxoon interdiction yi oto yi fa aw yi ma gis yëpp man dañoo am autorisation te bariwuñu sax ñu am autorisation ci yoon bi bariwuñu parce que mënoon naa leen compter mais li ma gis te ma rafetlu ko aussi mooy gis naa camion yu bari jógee ci vallée bi yàpp ay soble parce que période récolte soble la donc di ñëw naa tase naa ak ñoom ci yoon bi loolu aussi dañ ko parce que bi ñuy jël mesures yi dañoo wax ne véhicules yi nga xam ne dañuy transporter marchandise bokkuñ ci may nañ leen ko je pense ba muy doog commencé sax amoon na ay baykat yu xawoon tiit ñi ngi nekkoon ci soble bi woowoon ma di wax ne ñun de affaire bi buñ ko arrêté mais bi ñu laajtee ñu ne ñu bokk ci donc yooyu yëpp jëloon nañ ko en compte te gis naa ci yoon bi camion soble yi ñi ngi jógee vallée bi di dem ci biir réew mi donc loolu aussi vraiment ma koy rafetlu mais nag ñu bañ a naagu te gën a taxawaat ci loolu bu ko jaree évaluation aussi ñu xoolaat war a jël yeneen mesures je pense que autorités yi nga xam ni loolu seen liggéey la danañ ko def. Ismaïla Sow bawoo Ndakaaru yow yitte moo la fi indi yow tamit yaa ngi jóge fële ci kaw ga Thiès Thiès xam nga kaw ga la waa Dakar moom voilà kaw ga la kaw laa de bismillah naka nga lañ ko dundee loo gis ci yoon bi waaw vraiment Ablaye kontaan parce que gis naa aussi tamit contrôle yu tegu ci yoon aussi ak gendarme yi te aussi tamit yàlla def na ñoom it wax dëgg yàlla dañu arrêté ci discipline laaj la it sa autorisation boo leen ko montré it duñu la ci tegal benn baat lu dul bàyyi la nga dem ñaareel bi aussi tamit comme ne ko kii waxee gis naa ne tamit camion yi parce que yooyu yëpp dama ciy bàyyi xel mais gisuma fu ñu leen taxawloo vraiment di leen sonal parce que ñun aussi dafa ci am ay déplacement parce que dañuy jënd aliment de bétail boobu aussi muy circuler dégg nga donc gisuma daal vraiment lu dul rafetlu loolu beneen bi aussi mooy dëkk bu mel ni Thiès bu nga xam ne région yëpp moo ci gën a jege Dakar boobu aussi dafay xaw a niroo tuuti ak capitale nationale bi mais gis nañu ne vraiment fu 17h30 jot 18h day fekk ñëpp a di précipité dégg nga di préparé yu marché yi moom à partir de 16h boo amul loo fay jënd comme marché Thiès doo jënd kon ñoom tamit à partir de 20h doo gis kenn ku taxaw loolu daal foofu moom nit ñi respecté nañu ko te loolu aussi bu continuer jàmm lay jur
mais Ismaïla foofu tey xam naa ni du doon suñu waxtaan ci wàllu waa kër docteur la mais li ñu yëglu aussi mooy. c'est vrai xam naa ni ñoom ñu ngi ci gëstu xam nga virus bi nag du xaar 20 heures mu door a génn. Pour ñu ne 20 heures na nit ñi dugg. mais ci bëccëg bi. yitte yi. baax na nit ñi xoolaat ni ñu koy doxalee. parce que bu fekkee ne dañoo jàpp ne couvre-feu 20 heures rek na ku nekk dugg. te ci journée bi. nit ñaa ngi ci marché yi. saafonte bi duggante bi. jaabante bi nañu ko wàññi quand même loolu baax na aussi ñu wax ko. loolu ànd naa ci yow Ablaye parce que am na lu ma seetlu gis nga bëccëg bi boo nekkee fu ñuy jëndee wala foo xam ne fii dañu fay rang yow da ngay war a def distance sa diggante ak nit ki 1 mètre. mais da ngay gis ku jóge fa la ñëw dugg sa diggante kooku. pour moom comme am na espace rek na fa dugg. ñetteel bi ba may ñëw aussi tamit am na fu ma dugg di jënd dara maa ngi gis ñu teg fu ñuy raxasee. mais gis naa ku ñëw ba ci visite bi mu nekk man sama loxo yi set commencé di insister. bon donc façon yooyu nekkul lu jëkk ci jamono ji nit foo fekk nit rek ñëpp a yàkkamti. bu ñu ràññee ma may sama distance sama diggante kee boo ñëwee yow it da nga ko war a respecté mu ngi mel ni nit tey sama diggante yow bu nit ñëwee dugg fii xam nga loolu day doy waar. yàq na lépp. donc aussi tamit ku ñëw di la woon la ko non tegal loolu fali parce que yow yaa xam foo jóge mais kee xamul foo jóge kon li mu la diggaa rek dugg defal loolu pour dalal xelam. te ñaaw njort sax bokk na ci sécurité. defe naa ni ci jamono ji. voilà du question ni wóoluwuñu kenn mais ñaaw njort. bokk na ci li nga xam ne nii moo ñu mën a sëy. monsieur le directeur ci wàllu marché yi ndax ceeb bi bu ñu ko jëlee ci marché yi la jëm. foofu defe naa ne am na loo xam ne nii nit ñi. war nañ ko gën a bàyyi xel naago bi bañ a am. parce que yëfi du guddi rek. bëccëg bi li ñuy tere guddi gi. bëccëg bi lañ ko war a gën a farlu. parce que nit ñaa ngi ci biti encore. te kilifa yi li ñu bëgguloon a yegg mooy dem ba ne confinement total c'est-à-dire bu dara demati bu kenn génnati. muy guddi muy bëccëg. xëy na loolu war nañ ci attirer attention ñu bañ cee yegg. effectivement dëgg la parce que c'est vrai que boo xëyee ci bëccëg bi ngay génn di nga gis nit ñi dafay mën yenn saa yi damay fàttali weeru koor par exemple bu waxtu wi di waaj a jot. nit ñi ni ñuy dawee ku ci nekk même boo tey boo demee ci yenn boulangerie di nga gis. nit ñi xaw fa bari. mais loolu li ma jàngat biñ ci am aussi mooy xam nga sensibilisation def nañ ko. mais ce qu'il faut il faut que nit ñi nga xam ni ku nekk nga yore sa famille parce que mbir mi da nga koy def yow yaa nekk ak sa famille. bu ko defee yow war nga am règlement boo xam ni war nga ko tëral sa biir famille pour éviter parce que bu dalee kenn te mu dugg ci biir kër. presque boo xoolee fii bu ñuy def confinement kenn bu ko amee ci biir kër ga ñëpp la ñuy boole yóbbu. donc baax na responsable famille bu nekk. nga mën a waxtaan ak say famille pour wax leen aussi que mbir mi am na nuñ ko war a doxalee. maintenant nag moom laa doon wax sànq xam naa ne autorité bu ñu xoolee encore. évaluer parce que cas communautaire yi commencé na génn. su ñu commencé évaluer xëy na yaakaar naa ne boo moytul ñu jël encore yeneen mesure mais xam nga mesure aussi moom lañ doon wax parce que boo ko dee jël am na ci bari loo xam ni dañ ko ciy seet. pour xool aussi parce que bon ñun ute nañu ak dëkk taax yi nga xamante ni ñoom peut-être que am na du point de vue possibilité ni ñuy defee seen jënd ak seen jaay ak seen toppatoo xaw na am un peu de différence mais su ko jaree gëm naa ne autorités yi danañ ko jël parce que dara gënul am solo lu dul santé population bi surtout loo xamante ni dafay contaminer ay doomu aadama waaw déjà nii mu tëddee ci monde bi rek mooy wane interpellation la ba tax na yaakaar naa daal war nañ gën a continuer à sensibiliser nit ñi pour que ñoom seen bopp ñu changer seen ay comportement par exemple nit kuy dem marché tey nga dugg marché fekk ñu bari takkuñu casque ñëw ñëpp seere xam nga loolu yow sax da ngay tiit parce que boo xoolee nga mu leer na même bu dee bëccëg sax nga gis nit ñi def ko kooku daf lay jaaxal da lay waru leer ni su ko kenn amoon musiba la donc yooyu yëpp je pense que autorités yi ñu ngi koy xool te gëm naa ne bu naree continuer looloo tax man bi may ñëw ci yoon bi dégg naa ñu wax ne ci communiqué donc ministère de la santé bi que jox nañu donc au moins pouvoir au niveau des régions ñoom ñu xool gouverneurs yi ñu xool saytu pour mën a jël ay mesures donc gëm naa ne boo moytul beneen phase bi ku ci nekk en fonction sa région nit ñi di comporté woo dana am ay mesures yoo xam ne dinañ ko jël
dañu nekkoon rek ci jàngat jeexital li nga xam ne wàllu wér-gu-yaram ci wàllu wér-gu-yaram bi la ñu tolloon suñu gan yi nekkuñu waa kër docteur waaye nag jàngoro ji ak tolluwaayu jamono ku ne am na ci xalaat te lu ciy jëmale kanam rek pour yëf yi dakk defe naa ni bisimila. Amadou Thiam directeur général SAED nag yàgg nañ koy dégg wax dëgg fa yàlla Amadou Thiam yàgg nañ koy dégg directeur général adjoint SAED dafa di bu ñu tolloo fii xel yi dem ci li ñuy defaree ci réew mi ndax mën naa mate bu ñu demoon ba jëmmi jamono nga xam ne suñu diggante ak la ñuy jëndee bitim réew te mu yitteel ñu war koo dundee fii ak weer ñaari weer ñetti weer ndax luy mate la ñu ne SAED day mu nga cay liggéey waaye nag ay at a ngi nii 1965 ba léegi SAED mu ngi fi est-ce que toll nañu tey ci matal lépp lu ñuy liggéey ci loo xam ne ni lu ñuy dundee la muy ceeb ak légumes ci terrain yi ci surface ya nga xam ne dañ koy defar pour ñu bay ko fuñ ci toll ci matal li nga xam ne moom la ñu war a dundee ci réew mi ci ceeb ak yeneen ak yeneen. Waaw jërëjëf Ablaye question bi nga posé bu am solo la comme li nga ko waxee SAED depuis 1965 lañ ko créé donc te buñ ko xoolee am na phase yu bari yoo xam ni jaar na ci parce que ba vers les années 90 SAED moo daan lépp moo ko daan def mooy période de non désengagement mooy avant le désengagement de l'État. De l'État. maanaam lépp SAED moo daan bay moo daan commercialiser boobu sax amoon na caisse de précaution. Bon mais mu demoon ba benn moment ñu xam ne lii kat dafa diis ci État donc ñu daal di jël ay décisions surtout avec la libéralisation pour un désengagement donc de l'État donc depuis lors nag bi ñu ko defee SAED comme li ma waxoon sànq dafa am dañuy lëkkaloo ak État bi ay lettres de mission c'est que dañuy wax lettre de mission yi li ñu ciy tënk mooy foog nañ ci ñetti at yi suñu amee lii ci moyen am na lii war nañ ko mën a génne ci résultat mais li ci war a leeral foofu mooy du SAED mooy bay parce que SAED buy bay dafa ci ànd ak acteurs yi parce que foofu ci zone bi aussi am na liggéey bu solo bu ñu def pour responsabiliser les acteurs mettre nañ fa en place ay interprofession ay responsables de filière ñun ñoo leen jàppale ba ñu mettre ko en place ay organisation ay union def nañu ay processus de transfert donc bu fexe naan ay activités yu am solo def nañ ko pour gën a responsabiliser donc baykat yi donc suñu waxee objectif rek loolu day fekk ñu ànd ci ak baykat yi depuis loolu nag xam nga ci diggante bi sax am na ci ay vision yoo xam ni mettre nañ ko en place muy le programme national de vigilance en ligne muy vision bu chef de l'État nga xam ni moom la teg pour ci wàllu mbay mi mu ne parce que lii ñuy wax nii gis nga lii ñuy dund nii instant bi ñu toll nii fekk na xëy na autorités yi joxe woon nañu yoon bi bu yàgg ba jox ay objectifs par zone ñu ne dafa bëgg ci diiru nu mu gën a gaawee ñu atteindre programme national autosuffisance en riz parce que li ko indi woon ci ceeb bi li ko indi woon moo doon amoon na crise 2008 bi gisoon nañ ko donc ñu dem ba ci biir boobu njëkkoon nañu sax yëkkati programme boobu mais moyens yi ci waroon yëpp am na lu bari loo xam ne jotuñu ko woon mais ci 2012 bi ñu ñëwee dañoo def évaluation ñu toog je me rappelle jour boobu ñu dem au niveau donc ñu ngi ko defee ci vallée bi sax invité ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci yeneen zones yi ñu ne ñun li nga xam ni moom la ñu am te yàlla defal ñu ko muy ay potentialité am nañu ndox am nañu suuf lan moo tax mënuñu li nga xam ni moom la ñuy dundee lan moo tax waruñu ko mën a bay ñu génne contrainte yëpp biñ ko génnee ci fànn yëpp donc toll na ci wàllum neewoon nañu contrainte bi njëkk bi nga xam ni génne woon nañu ko dañ ne woon il faut ñu yokku aménagement yi mais xam nga aménagement moom bari na ay type parce que aménagement dafa laaj aussi laaj na xaalis ñu nañu yokk aménagement yi nañu yokk équipement yi lu jëm ci wàllum GMP tracteur nañu yokk matériel agricole donc yooyu yëpp ñu wax ko wax ci mbirum crédit bi donc ci yooyu bi ñu xoolee parce que contraintes yi ñu soulevé woon yëpp bu ci nekk am na jéego yoo xam ni gouvernement def na ko vraiment parce que man bi li ma nekk SAED yëpp
c'est la première fois dans l'histoire ma gis yenn appui état di ko def. pour ay acteurs ay producteurs. parce que matériel agricole bi dañ ko subventionné presque à 60%. engrais bi aussi ñu subventionné ko. am na ay équipements yoo xam ne sax c'est subventionné à 100% les groupes motopompes par exemple. te xam nañ groupe motopompe benn rek mi ngi jar bu baax mi ngi jar ay 8 millions. am na yoo xam sax dana dem ba 10 millions. donc yooyu yëpp ñu jox ko lu toll ci ay 1500 groupes motopompe mais biñ ko defee parce que waxoon nañu problème mu commercialisation mën nañu fexe ba ceeb bi parce que mën a dugg ci biir réew mi. c'est-à-dire dem ci région yi fu ñu ko soxlaa mu yegg fa. distribuer ko. ñu distribuer ko kooku aussi nekkoon na ci kii yi. bi ñu ko defee gis nañ ne wax nañ sax mbaarum qualité bi yooyu yëpp bon waxoon nañ ko nañ fexe ba ceeb bi parce que ceeb bi il faut que consommateurs yi bëgg ko te xamoon nañ ne consommateurs yi am nañu préférence ci benn xeetu ceeb bi ñu ko defee gis nañ ne production bi yokku na parce que ci foofu li chance bi ñu am variété yi lu ñuy étudier la aussi pour méngale ko xëy na bëgg-bëgg waaye ci qualité ceeb bi am déet. variété yi moom laay wax parce que ci recherche bi aussi daf ci amoon wàll. parce que il fallait que ñoom aussi ñu gëstu pour mën a teg ci table bi ay variétés yoo xam ni consommateur dañu ko bëgg mais aussi producteur bu ko bayee mën ci gis boppam. donc am nañu variété du point de vue variété moom li ñu fa am bari na parce que am nañu ay variétés sax aromatiques xam nga riz bi ñuy importer dañuy wax riz parfumé. bon dégg naa sax ñu ne. ceeb boobu bu ñëwee peut-être dañ ciy def parfum mais bii variété bi moom mooy parfum bi c'est intrinsèque ci moom la nekk. donc loolu aussi ñu ngi koy bay ci vallée bi mais biñ ko defee bu njëkk demoon nañu ba ci biir ñu amoon jafe-jafe ci commercialisation bi ceeb bi première année bi ñu defee ñu bay lu bari ñu xawoon a am jafe-jafe pour ceeb bi ñu mën ko écouler. parce que xam naa ne production bi dafay xaw a bett ñëw mu am jafe-jafe mais ci boobu. la ñu toog peut-être dispositif bi ko waroon accompagner peut-être nekkagul. waaw parce que programme bi dañu mettre en place benn comité bu koy suivre. mais à chaque fois bu amee jafe-jafe dañuy trouver solution. et je me rappelle jour boobu bi mu amee jafe-jafe gouverneur ci boppam convoqué na donc benn réunion boo xam ministre commerce ña nga fa woon ñu def le point après ñu trouver ay solution ci lañ dem ba autorités yi sax état bi daal ne nañu créer benn comité boo xamante ni moom day lëkkaloo importateurs yi ñiy bay ceeb pour que ñu mën a xool naka la ñuy jëndee ceeb bi loolu bi ñu ko defee. xam nga ba léegi ñu ngi ci importateurs yi mais suñu enjeu tey dinañ ci ñëwaat léegi enjeu bi mooy li nga xam ne ñu ngi koy defar fii ci biir réew mi bu ñu nangoo ni am nañu suuf. am nañu ndox. ak am société yoo xam ne ñoo koy toppatoo pour gunge ci nit ñi. ñu mën a fexe xëy na ba importation peut-être que dootul amati xëy na yooyu ci objectif yi la ñu ci ñëwaat léegi Ismaïla Sow moo luuti ko ci yow yéen li gars yi di bay dina leen yitteel parce que aussi jur gi moom. lépp lu ñuy bay peut-être yitteel na ko. mooy ànd ak moom tamit. est-ce que toll nañ tey ci ban situation lañ toll. ci état wu marché bi pour approvisionnement. ndawal. parce que bu weesoo viande importée. tey dañuy xalaat. bu ñu demoon ba suñu digganteeg bitim réew amatul. ci li nga xam ne ni moom la ñuy waxtaanee te jàngoro ji waral ko est-ce que mën nañoo matal lépp. ci ban app lu ñu fi am comme stock. jërëjëf Ablaye et question bi nga posé question bu am solo la boo xamante ne bi aussi question bu xóot la parce que mën naa wax Sénégal ci wàllu élevage. boo seetee boo jëlee exemple lu mel ne tabaski da ngay gis parfois ñu wax ne soxla nañu ci marché yi environ de 400 000 têtes ci biir 400 000 têtes yooyu kat importation bi nga xam ne dugg na Sénégal war naa mot environ de bu ñu amee 200 000 têtes dana doy. loolu nag. campagne tabaski ci jamono ji lay tàmbali. waaw campagne tabaski laa la wax. beneen bi ci topp mooy boo demoon tey foraay da nga fekk nagu local mais aussi tamit da nga fekk nag yu bari ñu jóge ay Mali yooyu. loolu nag li muy signifier xëy na la nga xam ne dañu koy soxla ci ndawal walla la nga xam ne dañu koy soxla ci jur des na tuuti pour que ñu war a mën a fournir
suñu réew la muy soxla yëpp parce que boo ko méngaleek la nga xam ne ñun moom la ñu am ci ay jur nga xool aussi tamit population Sénégal ni muy màggee aussi tamit dangay xam ne est-ce que màggaaye bi ak production jur yi ànd na beneen bi ci topp it mooy problème yi nga xam ne am nañu ko te mu nekk aussi ay gàllankoor yu mag mu nekk problème sécheresse bi nga xam ne dafay am te problème lekk jur posé wu te problème lekk jur boobu nag boo duggee ci problème lekk jur boobu aussi tamit problème foncier dafay posé wu. sécheresse bi ñu taxaw ci bekkoor bi am na Sénégal zone yoo xamante nii ndox ñàkk na fa de telle sorte que mu sonal sàmmkat yi. waaw mais Ablaye xam nga li tax ñu wax ko mooy bu fekkente ne saison taw bi yëpp ci benn weer lay am wala weer ak genn wàll. li des yëpp doo gis taw kon fan ngay war a mun a dundal jur ci pexe kon foofu sécheresse am na par rapport ak yeneen réew parce que tey Sénégal bi nga xam ne ñun moom la ñu war a mooy suñu Sénégal nga xam ne foofu la ñu war a xaar éleveurs yi pour que ñu mun a am autosuffisance fokk jur yi nga xam ne moom la ñu yor élevage pastoral bi mu mun a développer wu bu baax production bi yokku parce que bu ñu tey laaloon tabaski du problème yàpp la ñu wax problème jur individuel kenn ku nekk bu mën a am jur waaye su fekkoonte ne problème yàpp rek la ñu wax nit ñi mun nañu jënd nag ñu séddoo ko dégg nga donc foofu am na loo xam ne nit ñi dañoo noo ko wax mais am na foo xam ne fi bay wu ñu ko xel man dama yaakaar ne xëy na bu fekkente ni ci élevage naam politique bi nga xam ne dañu koy def dana reste mais aussi application bi danañu seet ban méthode lañu koy appliquer et mun naa profiter même wax parce que loolu aussi tamit ci début bi laa ko bëggoon a wax mooy boo seetee fi mu nekk nii tey éleveurs yi problème ni ñu fermer marché yi am na ay jafe-jafe ci ñoom dégg nga jafe-jafe yooyu tey li nga xamante ne xam nga commerçant bi moom wala. xanaa ci luuma yi ngay gën a wax. fi nga xam ne moom laay wax sàmmkat dañ doon dem di wecceeg seen i jur di jënd leneen wala. voilà foofu la parce que yow tey caam moom mun na dem moom lu muy def ci marché bi mooy jënd lu mu lekk mais éleveur bi dafay transporter juram war koo jaay jënd lu mu lekk mais jëndal aussi ay juram lu mu lekk te problème bu mu am. foofu la koy mën a régler ba tax na loolu aussi ba mu amee ma profité remercier ministre de l'élevage toog nañu ak moom examiner loolu dégg nga d'une manière restreinte mais aussi moo xamal ñu tamit ne lu tëj Makka tëj Maroc tëj Madina tëj avion yi et cetera mosquée yi julli vendredi yi ñu bàyyeek loolu lu sérieux la war nañu ko mën a seet pour dellu si waat nag ci li nga xam ne moom la ñu wax ci autosuffisance bi loolu liggéey la laaj mais aussi tamit éleveurs yi teewul it commencé nañu ci def ay jéego parce que ba ñu waxee problème tabaski bi dafa am loo xam ne li dañu ko génne ñu wax nañu créer benn programme boo xam ne bi dañu koy bokk ak waa maire yi les maires pour que ñu am autosuffisance des moutons tabaski mais xam nga problème boobu rek dafa doyul. mais loolu lan la ci gox bu nekk ak la fa nekk ci jur la wala li nekk sur le plan national la ñuy xool nu ñu koy répartir ba mu mate parce que am na gox yoo xamante ni la fay nekk ci jur moom. donc ay maire comme par exemple maire Ndiok. Ndiok mooy fanati. Ndiok ci région de Fatick. maire boobu. jàkkaarloo ak quelques nit ci biir commune am mu appuyer leen ci financement ànd ak ay ONG comme yu mel ne ay Hayfa International yu demee noonu ñu ne maire bi indi dara ñu jënd ay xar bu ñu ko jëndee ñu partagé te xale yi ak jigéen ñi ñooñu commencé di yar pour defar ay xaru tabaski mais dafa nekk liggéey boo nga xamante ne bi comme ni ma la ko waxee sànq léegi yaakaar naa politique bi dana reste mais aussi fokk ñu xoolaat application bi li ñu koy appliquer parce que lii situation bii war nañu ci jàngat lu bari war nañu ci jàngat lu bari won nañu lu bari
parce que fi mu nekk nii tey ñëpp d'accord nañu ni li problème la. Ismaïla dinañ wax ci ëllëgu jàngoro ji bu fi jógee ni ñuy doxalee. waaye tey ñi ñuy déglu di ñu seetaan. bëgg nañoo xam ndax marché bi. li fi nekk doy na ci korité bi xam nga nag korité gi Sénégalais yi dañoo nam nañu ndawal bu baax wax dëgg fa yàlla. bu weesoo loolu. tabaski bi jamono ji la ñu koy tàmbalee préparer. campagne bi ci jamono ji la. est-ce que am ngeen idée. ci ni comme dem beeg dikk bi ci nit ñi sax taxaw na. xam nga wax dëgg fa yàlla bu ñu nee marchandise yi mën nay ñëw. waaye bu nit ñi dematul dikkatuñu. xëy na dana compliqué sax ci campagne yu jënd jur gi Mali ak feneen feneen. demee ni mu daan demee rawatina ak doomu jàngoro ji tey. waaw Ablaye. am ngeen ci visibilité. xam nga foofu même yow meka laaj sax yaa ma gën a xam ne loolu dafay perturber li nga xam ne moom la ñu doon def programme yi ñu doon def parce que lépp loo xam ne li de doon jóge ci bitti mu ñëw ci yow. loolu moom wóoratul mënatoo ci aj sa bëgg-bëgg doontoon ne xëy na mun nga ko amee peke mais wóorul. yaa ngi yàq suñu tabaski de Ismaïla. si mais nag aussi loolu li muy signifier mooy population lii lemal deen doon faral di wax. décision yooyu la ñuy jël commencé jënd seen xar à temps. parce que am na lu fi ne am na loo xam ne li mu ngi ci àll bi. Ismaïla xanaa déggoo nit ñi ñu wax nii lu ñu def ci marmite bi fan yi di ñëw moom la ñu gën a tal ba ñu ngi ku nekk yaa ngi toog di xaar ndimbalu nguur gi parce que nee nañu salaire yi wóorul lu ñu am wóorul nga leen di jënd loo xaar pour ñu préparer ji tabaski xëy na bu ñu amul lu ñu def ci marmite bi fan yi di ñëw. waaw Ablaye parce que ñëpp a ngi ci njàqare. Ablaye xam nga comme seen classe gi yéen ñi nga xam ne ay borom kër ngeen te ñemewu leen seen soxna par force boobu da ngeen tabaski te tabaski boobu aussi léegi ngeen koy waajal xam nga Ablaye dafa am loo xamante ne lii dafa bokk ci suñu programme gis nga tabaski mënuñu ko génnee ci suñu programme comme mënul génn ci suñu programme nag ñun ak les consommateurs ñëpp. ñooy ànd nañu bokk liggéey bi. parce que lu ci nekk nag dañ koy waajal parce que daaw xaw na indi coow. te lii xaw a indi coow kenn ku nekk fi ñu bëgg a teg toor bi du foofu dégg nga daaw li nit ñi ngay liggéey di perte moo mënul nekk pourtant xar yaa ngi woon ci àll bi daaw ba nga gisee dañoo wax xar manqué na mais une semaine après rek marché bi daf feesaat de lakki ay xar loolu li ma signifié mooy que ñi nga xam ne caam. di yore xaalisam dem ci àll bi di jënd ay xar di regroupé ba nga am nombre ba nga soxla nga waxaale transport yóbbu ci marché bi loolu nag bu fekkente ne yow gisoo kuy jënd doo jël sa xaalis nga dugal ko mu diig surtout nag situation bu mel ni bu amee ren loolu kuy dugal sa xaalis dañ koy dugal foo xam ne fii wóor na la ne danga génn waaye jël sa xaalis nga dugal ko foo xam ne fii risque lay doon nga jënd ay xar transport indi fii ngay jox lekk di jox naan di fanaan ci ngelaw bi te yow xamoo ndax dana jar walla du jar loolu aussi tamit lu ñuy xoolaat donc ba tax na foofu aussi tamit liggéey la comme nee nga def nii nag ñu teel ko waxtaanee soñña ko aussi tamit dana teg tax ñi nga xamante ne am nañu seen xaalis ñoom ñu préparé wu. Ismaïla dafa am loo xam ne ak monsieur le directeur Amadou Thiam. bu ñuy wax aussi di projeté wu. dañuy wax yokkute bu mucc ayib. yokkute bu mucc ayib ci wàllu sàmm gi. mooy ñu fexe ba jur gi fi ñu nekk. donte espace yaa ngi réduire. waaye mu du doon loo xam ne ni lu yàq la. mu ànd ak dëkkuwaay. mucc ayib. bu dee ci wàllu mbay mi la. lépp sax ci transition écologique. loolu la tënku ndax loolu mooy yokkute bu mucc ayib. bu ñu ko deful xëy na ëllëg. mën nañu am beneen gàllankoor bu weesu sax lii nga xam ne moo fi tegu tey te tere nit ñi. jëflante ci commerce yokkute bu mucc ayib naka lañ koy màndargalee ci wàllu mbay mi production yokk te du gaañ suñu environnement du gaañ li nga xam ne ni moom moo fi nekk ba xëy na suñu ëllëgu réew ñu mën ci am jàngat bu sori. waaw question ci boobu je pense que da nga wax répondre question bi posé waat ko parce que bi nga tuddee transition agroécologique nañu ko gën a yaatal c'est important parce que aussi ba balaa may ñëw ci loolu sax parce que sànq dama bëggoon wax ci li ma doon développé léegi
c'est pour wax ne pour def ci ceeb bi rek pour balaa ñu koy tëj c'est-à-dire ci vallée bi même tey jii nii boo demoon ci zone bi am na stock ceeb yoo xam ne ñu nga fa. parce que moom laa doon wax ci objectif bi daana bu njëkk daana woon gis ceeb bi ci rayon yi mais tey ceebu vallée bi rayon boo dugg tey ci Dakar. ci Auchan yëpp wala ci boutique yi. foo gisee ceebu importé di nga fa gis ceebu vallée bi donc moo lay wane ne ceeb bi dugg na. waaw ak Carrefour comme ça ñu ak Carrefour et cetera voilà pour éviter voilà ba li xëy na sax am na lu bari loo xam ne nit ñi xam nga rizerie moom mooy transformé ceeb su ma nee ne Touba am na rizerie te bien que duñ fa bay mais implanté nañ foofu ñoom rizerie pour mën di jënd ceeb di ko transformer pour alimenter encore waa Touba fii ci Diamniadio am na rizerie loolu mi ngi am ci ñeenti at yi wees. mu nekk rizerie mooy dañ koy indi foofu mooy liñ koy transformer c'est-à-dire mooy ñi nga xam ne ay privé lañu. gis nañ ne production baa ngi yokk ñoom ñu jël seen xaalis jënd seen unité jënd pade bi transformer ko mu nekk ceeb bu weex. ñoom ñu koy jaay def seen ay distribution. donc loolu nekk na loo xam ne ay mandarga la yoo xam ne da lay wan ne programme national d'autosuffisance bi mi ngi dugg bu baax ci biir dëkk bi te nit ñi ñu ngi koy gis ñu ngi koy consommer di ko apprécier li nga wax nag léegi dafa am importance parce que transition agroécologique boobu mooy bu njëkk dañu daan wax sax développement durable. Et je pense que lu am solo la te bu ñu ko dee wax ci vallée bi aussi ñun gis nañ ne am na jéego yoo xam ni dañ ko ci war a def ba tax na yàlla def na am na programme boo xam ne benn projet ñu ngi ko tuddee sax Delta la tudd. projet donc de développement économique local et de transition agroécologique boo xam ne AFD moo ñu ko financé moom la ñu war a dérouler presque mën nañu wax toll na ci presque ay 40 et quelques milliards pour mën a développer mbay moo xamante ni bu mucc ayib la bu ñuy wax nag mbay bu mucc ayib c'est-à-dire doo yam rek ci wàllu mbay mi parce que c'est du hasard sax boo ma invité wala koo xam ni Ismaïla Sow mi nga xam day yëngu ci wàllu élevage. ñun boobu dañ ci intégré waale élevage. parce que développement bi boo ko dee wax mënoo ko jël ak ci benn pàcc bàyyi la ca des parce que ñi kiy bay mooy kiy sàmm. donc ba tax na loo indi pour développer gox bi boo ko indee il faut que nga sóoraale leen ci loolu moo tax programme boobu naam dina am ay aménagement yoo xam ne dañ ciy bay mbay moo xamante ni pour mbayum agriculture la mais dinañ ci boole aussi ay culture fourragère te loolu dañ ci ànd aussi ak les collectivités les communes. Pourquoi les communes? Parce que c'est très important xam nga communes yi ñoom ñoo yore suuf si te looy def su fekkee da nga bëgg def ko parce que ñi ngi wax les problèmes fonciers aussi dafay am de temps en temps soo bañee am jafe-jafe yooyu. parce que mais booy wax communes yi ba léegi ci vallée bi la. ci vallée bi laay wax li may wax ni yëpp ci vallée bi la. ci vallée bi la donc dañ leen ci jiital di ci liggéey ak ñoom ba ñoom ñoo ñuy jox sax assiette yi ñoom ñoo ñu ko wan nañu lii lañ bëgg par rapport ak objectif projet bi ñoom ñu waxtaan aussi ak seen ay administré waxtaan ak ñoom ba ñoom seen bopp ñu ne projet bi kat fii lañ ko bëgg a def donc loolu ñu choisir ko daal def ci gëstu yi ñu ci war a def donc loolu nga wax noonu moo nekk li nga xamante ni ñun SAED ci at yi fii ak déwén dinañ commencer projet boobu donc buñ ko du sax projet programme la. Pourquoi programme? Parce que dañu bëgg buñ ko defee ci ñaari délégation buñ ci paree ñu def continuer ko ci yeneen délégation comme ça mu nekk activité boo xamante ni ñëpp dinañ ci gis seen bopp donc je pense que loolu aussi li nga wax noonu lu am solo. Ismaïla sàmm gu mucc ayib mooy fexe ba jur gi ndawal gi gën a duuf ci xëy na app yu gën a gàtt ñu am meew dañuy gis fii meew bi léeg-léeg bu jógee bitim réew sax moo gën a yomb li nga xam ne moo nekk fii ci biir réew mi xëy na yeneen a ngi ci laxasu nag ay tax ak yeneen mais sàmm yi dafa mel ni ñoom ci seen bopp ñoo soobul ci yoonu moderniser jëm ci loo xamante ni mën na leen indil yokkute te mu mucc ayib aussi est-ce que yéen a ngi waaxu ci yoon boobu gis nga Ablaye munoo nekk doomu sàmmkat nga màgg ci kuréel yi te doo soobu ci yoonu boobu munul nekk parce que fi mu nekk nii tey même bu dul dara jamono moo ko woote réalité yu bari boo ko xoolee da ngay xam ne changé na. mais cosaan tënku leen maanaam la ngaamu ci rek ni maam daan defee. non loolu tënkuñu xam nga lu ñu tënk réalité parce que gis nga aussi tamit nga bind bi mu rafet nga wax bi mu neex aussi jëf bi pose problème parfois loolu day am kii sànq bi ñu toogee maa ngi waxtaan ak moom. ma koy félicité ci ñoom ni ñuy liggéeyee ceeb bi
waxaat ko fii ci lan la aaju woon. non ci ceeb. ah déet Ismaïla. non ci ceeb wala bi dafa naan ceeb bi nga xam ne ñoom dañu koy. waxtaanu biir néeg loon wala wax ko. non man dama koy remercier dama ko doon féliciter ci ñoom li ñuy liggéeyee ceeb bi ma koy wax ne léegi ceeb bi ñun constaté nañu ne dafa baax te nit ñi diñu ko bëgg. effectivement parce que boo demee fa ñu koy jaayee dafay manqué. kon xam nga boobu dugal nañu ci alal. xam nga li ma la wax. et aussi tamit fekk nañu ba ñu ko organiser càmm bi aussi loolu moom moo ci ne. mais ñun ñu ngi naan ndawal bi moom mënul fexe ba nooy ndawal bu dëgër rek lañ am loolu tam ci lan la aaju ko. waaw dama lay wax parce que aussi tamit xam nga Ablaye. dafa am loo xam ne lii réalité la ci agriculture mais nekkul réalité ci càmm. parce que da ngay jiw gerte saxle gerte nga jaay gerte. élevage nag da nga nekk sàmmkat nga yor nag. mais nga produire meew jaay meew keneen moo koy jënd jaay ko buuse bi aussi du doon éleveur jaaykatu der bi aussi du doon éleveur dégg nga te der bu baax wala qualité yàpp yépp dafay dépendre ci éleveur yi te aussi tamit jamono ji nga xam ne moom la ñu toll nii tey dafa laaj organisation mais aussi tamit laaj ñu seetaat bu baax accepter aussi tamit réalité suñu réew ni muy doxee mais nga gis dara Brésil wala nga gis ko France nga ne nañu ko defee ni Sénégal ni ñu ko defee fale li mu lay indil mooy échec. mais mën nañ ci jàngat quand même. waaw mën nga si da nga ciy jàngaat mais ci biir jàngaat bi nga ciy jàngaat nag dangay seet sa contexte réew sa difficulté réew nga jéem a seet loolu nan nga koy adapté mun naa la wax tey su ma lay wax tey éleveurs yi ñuy wax élevage moderne bu njëkk da nga doon mànge ay mbaam. mais am na ñoo xam ne ñi tey ñu ngi mànge ay saret ñii di mànge ay 4x4 dangay wax ak éleveur dara mu ne la yónnee ma ko WhatsApp. kon nga xam ne changement mentalité am na dégg nga li des kay mooy li nga xam ne moom la ñu yore nan la ñu koy defee te aussi tamit nit ñi am na loo xam ne li tamit parfois dafay posé wu problème bi muy posé wu mooy problème suuf si te danaa la wax benn affaire gis nga élevage bi nga xam ne moom la ñu yore. boo ko naree yeew ci benn place. nga defar ko bi mu war a mel na mu war a mel. su boobaal dana coûter cher ka nga xam ne moom mooy jënd parce que charge ya cay ne kenn du la ko mën a wax. ba tax na élevage bi nga xam ne ñun moom yaakaar nañu ne tey moom la ñu war a def war te aussi ma jox la benn exemple xam nga tey boo seetee projet élevage yépp tey boo seetee boo demee zone sylvopastorale ak zone ferle fala projet yi gën a mag ci élevage yépp foofu la ñuy intervenir. dolli ak yooyu. dégg nga ndimbal bi président di génne tey. bu ñëwee bu ñu koy calculer la ci ëpp. dégg nga foofu la ñu koy jëmee te projet yooyu depuis kañ la ñu fa commencé intervenir moo tax ma wax la sànq ni. am na politique bi dafay rester mais application yi xëy na foofu aussi moo gën a nekk zone sàmm ci biir réew mi am déet. nekk na zone sàmm mais am na feneen foo xam ne fi aussi zone sàmm. c'est-à-dire yow pour yow ñu développer ko mu gën a yaatu. non moo gën mu concentré wu fenn. li ma bëgg a wax mooy ñu organiser liggéey bi ba nga xam ne ni ñuy appliquer politique bi dana am ay changement parce que tey am na loo xamante ne li dafay. ñu seet nan la ñu doon def ba li nga xam ne dañ ko doon jël dëkk sañ ni nan la ñu koy foree defaraat ko ba dëkk jëriñu fekk aussi tamit jur gi ba nga xam ne danañu mën a am autosuffisance mais espace suuf si nga xam ne aussi tamit moom la ñu am ñu mun koo sàmm organiser ko def ay réformes foncières yoo xamante ni aussi de ñëpp dañ ciy gis seen bopp sàmmkat yi dañ ciy gis seen bopp béykat yi gis ci seen bopp ñeneen ñi aussi gis ci seen bopp waaye su fekkente ni dañu wax ne nañu moderniser rek nañu def élevage intensif noonu la ñu koy waxee lu ci bari danañu ko wax te la nga xam ne moom la ñu soxla du ñu ci mën a yegg parce que fi mu ne yow da ngay wax yàpp mais problème bi gën a manqué sax mooy meew bi. mais yàpp mi moom sax yàpp bi sax noonu am nañu yàpp parce que tey xëy na li nga xam ne moom la ñuy soxla yépp du ñu ko mën a am parce que Mali dafa ñuy envoyé te Mali ak Mauritanie bokkuñu ak ñun. ñoom li ñu yor ci ay espace boo seetee réew yi ñu wër yépp te ñu màgg ci càmm mooy Mali mooy Mauritanie mooy Tchad mooy Niger dégg nga ñoo ñëpp dañoo am seen espace yu rëy par rapport ak seen population
te nun nu nekk réew bu tuuti ba pare aussi tamit programme yi nga xam ne ñun moom la ñuy woote dégg nga dañu ko war a séparer ak mbéy parce que kii li mu mën a réussir tey ci mbéy boo ko indi woon ci élevage leneen la fay fekk dégg nga loolu nag du question naa jàngali wala laa jàngalali tey mun na ministre de la santé du médecin mais boo seetee tey liggéey bi nga xam ne liggéey na ko ci problème bi ñëpp a ko rafetlu pourquoi naka la def de mën a composer équipe bi mu soxla kenn ku ne mu teg ko fa mu ko war a teg dégg nga xam na ku ko mën a indil résultat ci lii dégg nga ci situation boobu laa wax bon li des nag mooy teewul aussi tamit ci ay yoon la ñu sóobu parce que am na discussion ak gouvernement bi am na discussion ak tutelle yi waxtaan ñu ngi waxtaan di weccu ay xalaat dégg nga mais teewul nag dafa laaj moyen parce que ñii ci wàllu agriculture moyen yi ñu am ak appui bi nga xam ne moom la ñuy am élevage amu élevage boo seetee budget du dara boo seetee dafa xaw a mel ne rek ministère délégué wala secrétaire d'État boo xamante ne bi dafa nekk à côté te or que soo bëggee résultat ci secteur bi foog ka nga génne moyen dafa laaj moyen dëgg mais aussi tamit projet yi ñuy tabax it ñu seetaat ni ñu leen di tabaxee dégg nga ñu seetaat ni ñu leen di tabaxee ñu adapté leen ak contexte yi am mais suuf si aussi tamit ñu bañ a di naxante ci suñu biir parce que mun nañu nax état ni ñuy naxee état mooy dañuy def lii parce que tey boo duggee ci forêt bi nga dégg ñuy wax naan waaw dañu jël lii ñu jokkale nañ jël lii nañu jël ay tant hectares ñu jox ko éleveur yi ba tuuti ñu ñëwaat aussi loolu ñu laajaat nan la ñuy mujj def mooy ñu dàq élevage pastoral bi te li ëpp ci tabaski bi ñuy def ak yàpp bi ñuy am élevage pastoral boobu mooy moo ñu koy jox parce que taw bi fii suñu réew taw bi bariwul dégg nga ki wax nag irrigation li nga ko mën a defee mooy ki du ma tudd ay ceeb ak yooyu culture fourragère d'accord loolu dafa bokk ci sécurité alimentaire de bétail te loolu aussi dañu ko war a waxtaan parce que boo gisee forêt aw fii ñoom ñu ngi aw fii yore seen code appliqué leneen xam nga li ma la wax ñee aussi tamit ñu tabax seen proche ñoom it ñu aw fali dégg nga gouvernement aussi taxawee nii dégg nga day ñuy dem bee la nga xam ne moom la ñu soxla ci élevage dañu ko am te nag secteur la boo xam ne bi secteur clé la waxuma la dara mais aussi tamit mun na contribuer même ci koom-koom tey boo ma wax la rek benn affaire tey chambre de commerce yi ñu ngi wax ay chambre agriculture yi bu ñu ko tegoon fali chambre de commerce yi ñu ñu gën a organiser wu ñu ànd ak éleveurs yi ñu waxtaane commerce de bétail foofu produit bu mag dina fa mën a génn voilà. Ismaïla Sow président conseil national de la maison des éleveurs. Amadou Thiam directeur général adjoint bu SAED société d'aménagement d'exploitation des terres du delta ci vallée bi. Monsieur le directeur dafa di bu ñu jàppee ni foofu yàgg ngeen fa. xëy na ci njëlbeen ba ñu koy sos dafa adapté woon ñu yaakaar ni peut-être ndox maa nga fa suuf saa ngi fa. yaa ngi wax léegi ba wax ni Diamniadio am na foo xam ne nii danañ fa indi padi bi di ko fa transformer pour bëgg mu gën a jege nit ñi la. est-ce que ci xalaat war nañoo ba gën a mën a yaatal domaine de compétence wala d'intervention mel ni ki SAED mu bañ a yem ci delta bi c'est-à-dire parce que bu nit di tukki léeg-léeg mu gis ci mbooy gi àll bu ne yàmbal ak ñu ne waaw fii lu tax defuñu fi dara lu war a mën a nekk la am déet. waaw ñun kooku moom vraiment man tuuti naa pour joxe ci sama xalaat mais li ma mën a wax mooy déjà ñun fa ñu nekk di fa liggéey. am nañ fa encore yeneen défis yu ñu fa war a. mais commencé goo leen a xat foofu. waaw moom laa bëgg a ñëw. pour expliquer la parce que wax naa sànq ne am nañu 240 000 hectares yoo xam ne mën nañ ko irriguer. tey boo xoolee mën nañu wax ne genn wàll gi lañ fa aménager. donc desaat na genn wàll am ngeen marge. donc am nañu marge bu am solo boo xam ne mën nañ koo def parce que loolu yëpp aussi dafay wane ne donc SAED bien que yàgg na moom laa doon wax parce que aménage booy xoolee ci genn wàll yi nga xam ne aménagé nañ ko mën nañu wax lu ëpp sax ay genn wàll gi par exemple état moo ko defar. te aménagement état yi nga xam ne moo fa nekk mën nañu wax yu si bari def na 30 ans te ba tey. boo demee ñu ngi ciy bay di ci génne ay rendement yu am solo. mais ci côté bi am na ci aussi ay aménagement yoo xam nit ñi en fonction dooleem
moom la koy defaree donc ñooñu aussi donc xam nga yooyu day nekk aménagement yoo xam ni boo si defee liggéey ci ñaari at ñetti at il faut nga indiwaat dara def ko ci yenn saay sax dana am na jàppale yoo xam ni donc état dana ko ci def mais ñun fi mu nekk nii déjà sur suñu schéma hydraulique parce que mooy xam nga loolu moom xam nga bu ñu nee am na ndox dañuy yaakaar ne da ngay ñëw rek pour ñëpp dañuy dem ci fleuve bi mais dafa am liggéey investissement yu am solo yoo xam ni SAED daf ko def foofu pour que mën a jëlee ndox mi jaarale ko ci ay axe pour que nit ñi mën ko jëfandikoo ci biir tool yi donc loolu la ñuy tuddee schéma nañ fexe ndox mi nekk na ci fleuve bi mais ndox mi bu doon ci fleuve bi rek xëy na peut-être duñ ko mën a utiliser donc am na schéma hydraulique boo xam ne ñu ngi ciy liggéey pour gën ko mën a yaatal pour mën a exploiter la totalité de 240 000 hectares et donc moo tax ma ne donc SAED fi mu nekk nii fii nga xam ne ñu ngi ciy liggéey dañuy gën a continuer di góorgóorlu ak état continuer du ñu jàppale en plus yenn partenaires techniques et financiers yi yenn bailleurs de fonds yi pour que li nga xam ne moo fa des ci ay suuf donc ñu aménager ko nu mu waree ci loolu am na ci loo xam ne lépp nag du pour ceeb. justement. lépp du pour ceeb parce que nit ñi bu ñu waxee 240 dañuy yaakaar ne lépp ceeb. mais bu ñu xoolee tey ci potentiel 240 000 hectares boobu mën nañu wax ne peut-être 120 000 yi moom moo ci mën a bay ceeb. parce que am na suuf soo xam ne mbayum maraîchage lañ ci mën a def mais fi ñu toll nii tey déjà li nga xam ne aménagé nañ ko ci ceeb ci en superficie presque mi ngi toll ci 70 800 hectares donc bu ñu xoolee presque yëpp dinañ ko bay benn yoon ci at bi mais donc ce qui veut dire am na beneen défi aussi boo xam ne war nañ ko mën a relever mooy double culture maanaam bay ko ñaari yoon ci at bi donc ci loolu aussi je pense que ci lañ nekk di ci liggéey. ndox mi mate na ko am ngeen technique gu ndox mi mate ko. ndox mi mate na ko moom laay wax schéma hydraulique bi nga xam ne def nañ ko te ñun aussi SAED dafa mettre en place ay dispositifs yoo xam ne chaque fois fu waree am problème parce que de suivi pour xool ay débit. donc dinañ mën a am information pour intervenir nu mu waree mais aussi li ci gën a am solo mu nga xam ni mooy gën a permettre nit ñi di jot ndox mi mooy état dafa mettre en place benn fonds de maintenance. parce que fonds de maintenance boobu ñëpp ñoo ci bénéficier wu. donc mooy permettre à chaque fois ñuy def ay intervention ci axe yi bu fekkente ne parce que di nga gis axe yoo xam ne dafay am tifa bi mën na bloquer ndox mi. wala mu am beneen xeetu gàncax boo xamante ni ci ndox mi lay dund donc dana tax ndox mi ni mu waroon circuler di ko circuler donc looloo tax état bi mettre en place benn fonds de maintenance chaque fois donc dañ ciy dugg def ay travaux pour permettre producteurs yi mën a bay convenablement ba loolu moo tax bu ñu daan xool bu njëkk pour ñu daan def ci vallée bi contre saison chaude lu tolloog 5000 hectares da daan jafe bu ñu ko commencé ba wees 5000 hectares dañ daan am ay difficultés ci contre saison chaude bu doon hivernage doo am problème parce que taw bi moom moo tax mais bi ñu defee travaux yooyu ba pare continuer ak fonds de maintenance bi ñu ngi koy utiliser tey fii ma wax nii fii ñu toll nii tey ci vallée bi ñoo ngi bay lu tolloog presque 47000 hectares lañ nar a bay 45000 à 47000 hectares ñoo ngi koy bay te am na ay jafe-jafe ndox yoo xam ni constaté woon nañ ko mais fii may wax ak yow am na ay travaux yoo xam ne ñu ngi nekk en cours pour régler problème yooyu te loolu yëpp ñu ngi ko jëlee ci fonds de maintenance c'est-à-dire mooy wane taxawaayu état dafa am solo parce que gis nga mbayum irrigué dafa laaj beaucoup d'investissement ak beaucoup de présence parce que état fonds de maintenance yooyu xaalis la te état moo koy génne bu ko defee chaque fois bu amee difficulté rek dañuy intervenir ay entreprises yu mag ñooy ñëw pour mën a fexe ba nettoyer canal yooyu yëpp pour que ndox mi mën a egsi si parcelles yi amoon na ay jafe-jafe mais jafe-jafe yooyu je pense que fii ak une semaine dana nekk suñu ginnaaw et je pense que les 45000 fi ñuy wax nii war nañ ko mën a bay convenablement. ñu nekk suñu jotaay point corona li tax ñuy waxtaanee lii di ngeen yaakaar ni sori nañu wàllu wér-gu-yaram mais soriwuñu ko ndax dañu nekk di jàngat njeexitalu jàngoro ji mën a am ci suñu dundin bu ñu ci jógee nu ñuy mën a dundee ndax tey dem nañu ba tiit ci yaakaar ni suñu jëflante ak bitim réew sax mënoon na fee am ngànt ndax Chine ba yëf yi jógee dem beeg dikk bi wàññeeku na bu baax kon nag réew mu ne war naa mën a taxaw xool naka lay dooleelee boppam ngir lu muy bootu ci bitim réew nu mu gën a wàññeeku moo gën ci moom ndax Chine bu ñu amee doole parce que lu bari la ñuy jëfandikoo fa la ñu koy defaree bu ñu koy defaree bitim réew sax ñoom ñooy ñëw di ko fi defar gis ngeen fii ci biir réew mi ñoom ñooy ñëw très souvent di fi defar li nga xamante ni dañ koy yóbbuwaat seeni réew
bu ñëwee dugg ci filière yi loolu lu am solo la donc moo tax ñun tamit ñu war a njàngat njeexital li jàngoro ji war a mën a am ci suñu dundin ëllëg. Monsieur le directeur général adjoint ci wàllu exploitation bi ba léegi du ceeb bi rek légumes yeeg yeneen ak yeneen mu ngi fi souvent nag dañuy dégg problème yi nga xam ne nii moo ciy nekk ne bay nañu waaye importé bi mu ngi xatal li nga xam ne nii moom moo fi nekk. lan la ñu war a def pour que loo xam ne nii bayee nañ ko fi bu dul protectionnisme sax waaye ñu may ko yoon. ba xëy na du des ci loxo ñi nga xam ne nii ñoo ko bay mën a sawar ba mën a xalaat sax double saison ak yeneen ak yeneen. waaw ci loolu am na parce que loolu nga wax ni état déjà am na mesure yoo xam jël nañ ko ba pare par exemple su ma jëlee kaaw exemple soble bi nga xam ne ñu ngi koy récolter nii. depuis janvier bloqué nañu importation yi depuis janvier. donc dafa am benn kuréel ak relation ak ministère du commerce ARM bu ñu defee lël pour waxtaan ba fixer prix yi ñu xayma li nga xam ne bay nañ ko ci soble ñu wax kañ lay war a génn ci loolu la ñuy sukkandiku pour xam li ñuy xaar ci soble ci réew mi bu ko defee ñu jël ay état jël mesure daal di bloquer importation yi fi may wax ni depuis janvier bloqué nañu importation soble. soble bi nga xam ni moom la ñuy produire ci réew mi moom mooy dugg ci marché bi waaw donc là je pense même tomate aussi la même chose parce que tomate concurrence bi amoon ci import mooy importation triple concentré bi donc ci loolu autorisation d'importation yooyu léegi dañ ko teg ci à condition que ñu xool lan la ñu produire ci tomate parce que ñetti industriel ñoo fi nekk muy Sogas di Agroline di Takaful Food donc ñoo ñëpp aussi ñu ngi bokk ci benn comité interprofessionnel tomate boo xam ne ay baykat ñoo ko jiite nekk ci vallée bi donc ñooñu en veille de campagne dañuy toog ñu wax superficie yi nga xam ne moom la ñuy bay ak production bi nga xam ne moom lañ ci war a xaar bu ko defee ñu signé ay contrat bu ñu signé ay contrat ku ci nekk daal di wax ne man mën naa jël 50% yi kii ne mën naa jël donc 20% yi donc bu ko defee donc loolu dañ koy suivre au niveau donc du ministère du commerce pour que tomate bu génn rek ñooñu daal di koy jël ñi nga xam ne nag bu fekkee tomate bi nga xam ne produire nañ ko te dafa manqué ci loolu nag la ñuy sukkandiku xool li manqué ak ku nekk en fonction li nga xam ni yow jënd nga ko ci tomate locale bi ñu mën la defal ay autorisation nga mën a importer pour compléter pour satisfaire consommateurs yi loolu aussi la ñuy def ci boo xoolee presque c'est la même chose c'est le même schéma mais li ma mën a wax ñun ci vallée bi déjà en termes de contribution par exemple ci tomate bi mën nañu wax ne li nga xam ni soxla nañ ko lu tolloog presque 60% besoins yi ñu ngi koy produire à partir donc ci vallée bi ci soble bi ñu ngi contribuer ñun ci vallée bi à hauteur de 58% mais boo xoolee soble bay ñu ko rek ci vallée bi zone des Niayes aussi daf koy bay ba tax na sax nee nañu du point de vue volume de production bu ñu doon xool mën nañu wax ne Sénégal autosuffisant na ci soble mais peut-être le problème qui reste mooy étalement bi il faut que li nga xam ni par exemple ci benn campagne lañ koy produire yan infrastructure la ñuy mettre en place pour mën ko conserver pour que bu beneen période boo xamante ni bàyyi ñu ko ñu mën ko utiliser et je pense que loolu aussi nekk na ci ay perspectives yoo xam ni xëy na peut-être que dinañ ci taxaw liggéey ci pour que soble bi li nga xam ni ñu ngi koy produire ñu mën am na sax ay chercheurs yoo xam ni ñu ngi doon gëstu di xool est-ce que soble wu nawet mën nañ ko bay di def ay expérimentation je pense ISRA def na ko ay expérimentation CDH def na ay expérimentation ay variétés mais yooyu yëpp ay jàngat la yoo xam ni peut-être bu ñu demee ba mu sotti mën na nekk aussi beneen solution pour que ñuy mën a bay soble ci at bi yëpp bu ko defee ñu dootuñu importer ci ceeb bi li nga ci xamul mooy riz entier bi nga xamante ni ñu ngi koy produire li ñuy produit ci vallée bi en terme de riz entier parce que dañ doon wax ne ci benn xayma bi ñu defoon Sénégal peut-être mi ngi soxla ci riz entier lu tolloog 50 000 tonnes mais boo xoolee li nga xam ne ñu ngi koy produit ci vallée bi dépassé na loolu ba tax na je pense que am na sax ay mesures yoo xam ni ñu ngi ko doon jël pour ne dañuy arrêter lépp lu jëm ci wàllum riz importation riz entier donc yooyu yëpp je pense que état mi ngi ciy taxaw et je pense que nekkul loo xam ne lu bees la et li ci am solo rek mooy man li ma gis le défi le plus important tey mooy ñu fexe ba yokk production bi bu ñu yokkee production bi déjà am na ay dispositifs yoo xam ne mettre nañ ko en place dana mën a permettre donc lépp li nga xam ne bay nañ ko ñu mën ko consommer convenablement.
daal jaxate yeeg yooyu ceeb du manqué waaw loolu moom mën nañ ko dalal xel bu ngeen amul ndawal it soppi ko suukar naan waaw defe naa ne loolu dinañ ci mën a téyandiku Amadou Thiam bu ma la déggee dafa mel nii xam nga secteur yu bëri ñu ngi yëglu ku nekk naan secteur bi ñun la crise bi gën a impacté dafa mel secteur ceeb bi moom ñu ngi sant yàlla ñoom bokki ñoom joteewul ñu ak crise bi dara xanaa kay gën leen a làbbali mu gën a dox wala exactement làbbali boobu je pense que. kon mën nañ leen a exclure ci aide bi. non c'est-à-dire làbbali bi dafa am solo. parce que boo nee làbbali. parce que ñun en fait ñi nga xam bu dee ci baykat yi laay wax. baykat yi nga xam dañuy bay ñoom ñëpp ñu ngi dem seen tool di bay. tey moom laay wax soo xoolee tey li nga xam ni déjà ci waxtu wi daaw li nga xam ni ji nañ ko ci ceeb yokku nañ ci lu tolloog presque 4000 hectares de plus. donc bu continuer nii. yaakaar naa danañ jege ji 50 000 hectares ci bu campagne bi jeexee te ceeb boobu ñuy bay nii je pense à partir de mois de juin dana commencé nekk sur le marché ci lañ koy commencé donc di récolter te teewul moom laa doon wax sànq am na ceeb bu fa xaw a des bariwul nag. li fa des ci rizeries yi bariwul peut-être bu ñu ko doon xëy na peut-être warul yegg 20 000 tonnes mais bariwul mais am na lu fa des te loolu aussi jafe woon na parce que bu njëkk daraan jafe nga gis ceeb yi fekkante. te gis nañ ne at yi sax ceeb yi ci rizeries yi ñi ngi fekkante xawma parce que ñoom aussi te ceeb bi amuñu problème de commercialisation parce que comme li ñu wax qualité bi vraiment ma nga fa. bon ba tax na li ñu yaakaar na mooy ci crise bi c'est-à-dire li ma ci gis mooy muy en termes de recommandation mooy li nga xam ni ñu ngi koy def parce que bi affaire bi amee le ministère de l'Agriculture ci boppam demandé na structure am yëpp y compris SAED pour que ñu xool li nga xam ni nañ koy bay lan la ñu war a mën a def. pour que ñu yokk superficie yi li nga xam ni ñu ngi koy bay nii ñu yokk ko ak campagne hivernage bii di ñëw nan lañ mën a def ñu yokk ko loolu yëpp nag jàngat nañ ko. def ko ci benn kayit tënk yónnee ko ministère ba ñoom def nañ synthèse bi je pense que le ministère de l'agriculture lépp lu ci war dana ko def mais ci gàttal daal li baykat yi soxla mooy jàppale bi ñu leen doon defal ci at yi ci wàllum programme national d'autosuffisance en riz bi ñu gën ko renforcer bu ko defee ñoom aussi ñu yokk superficie yi ñuy bay. bu ñoree juin dina baax ndax période boobu la wax ni tension bi ci marché bi suy am fii ak ñaari weer lay doon ndax stock yi yaa ngi fi woon waaye nag xëy na duñu ci yegg Ismaïla Sow mu wëlbati ko ci yow secteur bi yéen yuuxu woo leen defe naa ne amul yéen moom lépp mat na non sànq yi yéen a ngi jiital jur gi rek di sàmm non Ablaye xam nga wax naa la ko sànq nee naa la élevage dafa xaw a spécial tuuti wute ak agriculture parce que yaa ngi wax ndawal mais fii ñu ngi am suñu ndawal amul benn problème dëggoo benn tension ci marché bi ci côté yàpp ak yu demee noonu dégg nga jur yaa ngi fi mën na tenir lu yàgg am na app wala oui mën na tenir lu yàgg mais dina xam nga importé bi nekkul xam nga crise bu mel nii crise bu mel ni bu fekkente ne xaw na yàgg tuuti dafay laal fu bari. président gis nga app ba bi mu joxoñ ci message am à la nation xëy na sañ nañoo njort ni projeté nu ba fi ak juillet ci mesures yi nga xam ne sax teg na ko. waaw ñun yor nañu jur pour loolu foofu. ba tey yor nañu jur xam nga fi ñu wax benn mooy jur gi bu fekkente ne affaire bi yàgg na. bu dee amee amul dem amul ñëw benn ñaareel bi aussi marché yi teniruñu leen xam nga loolu aussi bu boobaa dafay jur crise wàññeeku parce que bu boobaa yow dangaa waroon a jaay di jënd loo lekk looy jaay dangay rey di lekk finalement looy def dangay rey di lekk aussi tamit loolu day yàq beneen bi ci topp mooy ci tabaski bi li ñu wax ci tabaski bi aussi xam nga tabaski bi aussi dafa am loo xam ne lii da cee nekk parce que nit ñi dafa am loo xam ne lii dafa xes ba installé ci seen bopp te loolu dafa wul parce que loo doon dégg ci média yi ku wax ne xar yi manqué na man duma teel a jënd parce que awma fu ma denc appartement laa yore loolu dëgg la tamit waaw xam nga loolu dëggal taax yi moom dëgg la mais est-ce que aussi tamit ki nga xam ne tamit dafa indi ay xaram wala dafay dem di jëndi moom it dana jëli risque dégg nga am pertement déwén daawaati jéeg am perte ren aussi te mu nekk en face de banque yoo xam ni da koy fay. Ismaïla est-ce que nekkoo di ñu préparer pour njëg yi ngeen nar a teg ren ndax crise bi non lépp crise bi non Ablaye
xam nga li tax ma waxtaane càmm di xaw a difficile ci biir nit ñi ci comme yéen journaliste yi da ngeen ne ni ngeen di diagnostiquer agriculture doo leen ko diagnostiquer noonu élevage parce que élevage bi boo ko waxee rek li lay nit tegal mooy li am France li am Hollande li am Espagne li am nangam te foofu boo seetee foofu rek foofu moom dafa wute ak fii complètement dañoo am suñu réalité bopp parce que bu demee ba nga xam ne jënd ak jaay la parce que kii def tabaski bu ñëwee yow da nga gis koo xam ne kii du jullit te moom day jënd di jaay tabaski xam nga koon événement business la événement business nag boo amee day am calcul te surtout nag ak stratégie yi nit ñi di tëral léegi nga xam ni kenn ku ne yaa ngi ak sa téléphone yaa ngi ak sa WhatsApp dangay xool marché bi ni muy avancé non Ablaye dafa am loo xam ne li moom ngeen bëgg a déglu moom ngeen bëgg a dégg te aussi nit booy wax ngay wax ci média ñu lay déglu na ngay mesurer li ngay wax parce que yéen moom lu leen di waay di wax na koy xam ëllëg da ngeen di invité waat nit mu toogaat fii ngeen teg élément am ngeen naka déglu lii. est-ce que du leen wax yaa ko wax kay loo wax kay mën nga ko assumer donc xam nañ loolu ci yow. ci loolu la kantaan nag aussi tamit li nga ko démarré sànq mooy autosuffisance. mooy longue durée boo xam ne bi Sénégal dafay rester am meew bu bari am yàpp bu bari loolu aussi dafa laaj investissement gouvernement bi. ci li nga xam ne aussi ni gouvernement bi defee ci agriculture bi boo ko defee ci élevage bi danañu am autosuffisance ci bu raw agriculture ci fii kenn nga tuddati ci élevage bi mais munoo wax élevage ci budget bu tuuti ak moyens yu meeg aussi tamit nga laaj résultat bu rëy loolu tam mënul nekk parce que waxtaan aussi tamit wax dëgg yàlla damay remercier état gis naa li mu def bawuñu ak boppam bawuñu ak suñu bopp mais nag aussi tamit fokk mu yokk effort pour que ñu mën a am secteur bi nga xam ne moom la ñu soxla te bi nga suñu élevage aussi tamit mënuñu ko tenir mukk ci àdduna ñu avancé lu dul it dañoo bay xel ci ressources naturelles yi fi nekk ak aussi tamit problème foncier. Ismaïla loolu dinañ ko waxtaanee ci beneen jamono. Cheikh Fadel moo waroon a toog fii waaye moo xam nga sàmm cartable la léegi. amatul gétt amatul dara. li tax ma koy wax dama lay bàyyee kàddu mujj en 30 secondes. sa caméra geste barrière yi. nga defal ñu ko en pulaar rek. nga wax ko mbokk yi digal leen raxasu bi. set gi ak toog ci kër gi. wàññi yitte yi ci biti moytu marché yi waxuma lu may nag. lu may sax tara nañ ko far. jërëjëf mbeɗa yetta kore jam fulɓe aynaɓe mbeɗa ɗumen ñaago heɓe fof ko président de la république ɓeɓe ngannduɗaa ko heɓe ngoni secteur santé mbi ko yo en mbattenno ɗen mbaɗen ɗum lawƴen jooɗe men no mbaɗatno ɗen mais aussi daɓɓiɗinen kosɗe men ndeentoɗen pottital mais aussi tamit ndeena ɗen yahdu jamma gaynen nayi meɗen ko moƴƴi kettoɗen joomen gande ɓe ngannduɗaa ko ɓe annduɓe ko banngal cellal ɓanndu. jërëjëf ñu nuyu waa dëkk ba yëpp waa Guet Ardo ñoom maa ngi nuyu waa Guet Ardo yëpp di nuyu xalifa général di nuyu waa Thiès Cheikh Adjouma Ba di la ñaanal nga dellu jàmm ak Thiès monsieur le directeur général adjoint Amadou Thiam jóge vraiment ba Saint-Louis fekk si yoon ñi ñuy rafetlu jotaay bi ñu yaakaar ni lépp njariñ la damaa xamul nag ñi ñuy déglu ne waaw man bu ñu jógee ci lii ci mbayum ceeb bi laa bëgg dem fu ñuy jaar en 30 secondes comment ça se fait coopérative la ku jóg mën a ñëw la ñu jox ko parcelle wala. waaw non moom lay xam nga ku bëgg a bay. parce que sax c'est l'occasion ma lancer appel. parce que je pense Sénégal aussi am nañ fi ay secteur privé yu am solo mais bu ñu xoolee. ñu ci bari bu ñuy investir du ñu investir ci mbay mi. parce que tey boo xoolee boo demee ci vallée bi ñu fa nekk di investir ay am na sax ay étrangers yoo xam ñu ngi investir di def des cultures d'exportation. donc c'est l'occasion ñu woo aussi le secteur privé national. pour que ñu mën a gën a ñëw saisir les opportunités yi nekk ci vallée bi parce que am na fa ku bëgg a bay nag il faut nga am suuf
mais pour nga am suuf il faut nga jaar ci communes yi je pense que ñun aussi suñu rôle la ñu def ce travail de facilitation mais boo demee ba am suuf aussi danañ la gunge jàppale la pour nga am aménagement bu baax mais soo bëggee yëngatu ci mbay mi rek suuf rek nekku fi parce que chaîne de valeur bi bari na ay maillons yoo xam ne bu ci nekk mën nga ci dugg gis ci sa bopp donc vraiment SAED moom disponible na pour jàppale secteur privé national li ñu leen di bàkk ci yii bari na jàpp na nag ngeen dugg ci monsieur le directeur exécutif du club des investisseurs du Sénégal boo fi ñëwee dinañ ko waxtaanee lii gars yi di joxoñ nii baax na ngeen ciy dugg ci jamono bi ñu leen ciy soxla vraiment initiative yi ñu def ci crise bi en tant que privé national joxe lu bari baax na waaye bu ñu jógee ci lii aussi suqali secteurs yi nga xam ne mooy les secteurs clés de notre économie ñu dugg ci bu baax mbokk yi ñu leen di gërëm di leen sant fàttali leen rek tey 237 cas ci ñu am doomi jàngoro ji yàlla def na téeméeri nit ak juróom wér nañu ba ñibbi seen kër yàlla nay yokk te li ciy feeñ mooy tey ñi wér moo ëpp ñi amee doomi jàngoro ji ci bésub tey bi fukki nit ak benn ñoo ko jàpp fukki nit ak ñett ñoo wér bu continuer noonu kon léegi kenn dootul des hôpital waaye nag ñu farlu ci geste barrière raxasu wàññi yitte yi ci biti ndax nit ñi commencé nañu naagu di génnati circulation embouteillage sax a ngi tàmbaliwaat Ndakaaru wax dëgg fi yàlla nañu ko bàyyi xel di toog ku ci am gant masque nga sol ko tamit wax dëgg fi yàlla wàññi yitte yi di leen gërëm di leen sant di ñaanal suñu invité ñu dellu jàmm ci barab yi ñu nekkoon ba ëllëg incha allah ci suñu beneen jotaay jërëjëf